via internet program is Smoothie Checkpoint with Badu and Zala, your weekend stop for real talk. Feeling your wakani, dank van handelen celebrity. Manam, Lumlim, you leer alcohol, Tiusala Busera. Tell us a TikTok, the Setana, Checkpoint with Badu and Zala every weekend on your TikTok. Checkpoint with Badu and Zala, your weekend stop for real talk. Go with the DJ Badu and DJ Zala. Hey, man. Hey, no mean the happiness for free. Ambiance, Go on the checkpoint. Go on the checkpoint. Ambiance. Mother, what the hell I for Sarana the Pulo? Hey. What do you ambiance are Johnny ambiance are what the ambiance. Ambiance are okay, do gana. No, it's all right. Go. Hello. What's up, big bro? Michael, why continue and why see ambiance go na. Legend. You over cool man. Nice one. Bro, how many others you fake as living bide? Man don't ligay actually, you know, but of course, in solo ñu solo rek fokk ñu baye ñu ñëw. Definitely. Content. Naka la nak, ina cool ah. You over cool sante yalla. Man bëgguma ngeen stop music bi boy, loolu neex na de. No. Duma ci ambiance. No, bala ngay dugasi. Kuy munti dugasi daf dé fekk ñuy ambiance then after yow so ñëwé dañ wara tek lepp ci suuf ñu concentrate. So gisé ñu play ambiance, they are legends, te ñu ngi am legends. So legend plus legends. Get out. Is hero. I feel honored to join this. And Sutuma a living legend. Ko xamne mun ci kaw still now. You understand? Bless up. So we are happy and glad to have you here, my brother. Guys, everyone. Sialen la bisi alen ko terek bu wata be zero. Sialen dem katato dunda. Katato natale. Ate ma wala randa bro. Fugale ta ma la randa kan. Bari bimba sumiari mbagala bimman katato ya tarmbalo gala. No, but abakulla lo. Abinale. Okay. Hani la ko sala fantel be jinna lo. Okay. Santa wala. Guys, checkpoint bi ku fi amoy the greatest, the living legend, the BK City, the founder of BK City, the only one, the king of the king. Still now ngi di rakay di dimale ñepp moy small so ko xam nga tek ci suso. Cha kontaan naa de bro yow yaa ngi ma yal foo xam ne nii mbaaga naa foofu. Because of gam music so ko déggee yaaga daa am ku nekk la meeg wee xam nga liggéey sa liggéey waa suma fu fa liggéey jëfandeen ko. That's true. moo nekk ñoo xam ne ni ñoo start a group of loo xam ne ni ñëpp it's all about talents. Definitely. So ba léegi yaa ngi bay sa waar jàppale nga xale yi jàppale nga mag yi so ñu naa wane welcome to the Checkpoint platform. Thank you. dafa yóbba si yow tam nga ñëw bàyyi sa yëpp xam nga ni. Of course. tey moom dafa nduroo ni Checkpoint bi right now moom moo nekk main thing bi la ay laa ngi saf de dafa dina gaa yëpp de ma dégg rek mu ne seetaan na Checkpoint. My brother gi nga soo def dara. Mooy yow musicien sa soo def dara ngay xool feedback yi bul xool bu négatif bi de. Yow soo defee dara xoolal positif bi su ëppee lu négatif bi rek. Xamal la yoon bu baax bi. Xam nga loolu ma si yokka. dama la ne comme moom ñi nga SOS seen xool bu gaay opposite noonu moom su fa demee ak kuréel bi bii City bu gaay commencé on la at du fees. fa woon so mu waaw loolu du tey. loolu du tey ñu ngi dem Q City. waaw. Imagine. Man ñàkk suma. It's a long journey. Yes, it's a long journey. léegi my brother. Checkpoint bi dafa am nu demee comme ñun. dañ lay ñëw rek bam rek comme ñu defee ni pam ñu door si affaire si. ñu dem. wala no sa childhood loo def. ñaata mango nga sàcc. I'm not sure I nit katato be pare den nga ne ko ne sa childhood. Waaw ñu
andi ngeen problème nag ouf boobu xaw ma sax naka laa ko answer bro die ok léegi dem bëggoon rek comme nga nuyu gaay nuyu bu ndaw rek after ñu door affaire si daal waaw mbal be kontaan na nuyu naa leen yëpp greetings everyone your humble boy T Smalls aka Kata Ato you know salute di leen nuyu yéen yëpp noonu lañ ko defee te ku nekk ak sa tur ak sa sant ku nekk ak tur ak sa sant man jinne yi malaayka yi duma yi you know ñëpp la ñu dumay ñëpp nga def ñëpp ma dem ko yukki la eesi jinne yi malaayka yi duma yi ñëpp nga def nuyu bro balaa ñu dem dafa am benn question bu ma laal bam after ñu dem ok waaw so question bi amoon na ku fi ñëwoon benn legend Royal Messenger yeah bu ñëwee dama ko laajte question bi waaye yow te dama Royal Messenger yeah Royal was here waaw nañu part 2 bi xam nga waaye dina ñëwaat dafa juutu am na lu xewoon lu saat then after si lañ code life bi dee boobu agut question si xam nga dafa emotional teram waaw yeah because meram bi mu ngi gaañu yàlla ko yàlla xare àjjana definitely loolu léegi man damaa jëlee yow foofu noonu because dafa am lu ma bëgg a laajte mooy man personally I really see different towards you okay musically la mean wow I understand lan problème bi lu xew Law mean you have to make that very clear to me. Okay, comme T Small bu ma gisoon. Comme T Small bu ma xam ak kii ñu tam bu nekkee ñu ngi nekk lu ndaw. yaa understand T Small bu gis nga xam ne boy T Small everywhere dañ ko dee gis waaye T Small boobu léegi ñun déggatuñ ko comme si lu bëri activité Gambien yu bëri lu xew li problème bi. dañ ma si génnee rek because nekkul affaire yi mun la oo ñaaka amul dañ la si génnee rek that's all. Gambia soo si yàggee dafa am period boo si dee yàgga rek soo si yàggee rek they don't want to see you again and loolu moo ñu nekk di sonal benn tey. loolu lan la liggéey bu gàtt la wala liggéey bu baaxut la wala comme lan la comme yéen a nekk di jox gaay luñ bëgg wala lan. ok comme yow as a person yow at least nu mu bon yow xam nga music. waaw. xam nga lan mooy song buñ defar lu baax. waaw man doomi géwél lu mix luñ master lu properly done. so man mun naa laa wax benn tey up to today. suma music soo demee si suma plateforme yëpp di nga gis ne lii defar nañ ko lu baax. you know unless su nekkee loo xam ne maybe teaser la ñu ngi just demo version la what bugga nañ fan si ñu am si you know loolu mun nañ ko defaree ak suñu téléphone sax. waaw ñu jotee ko online. but does that mean ne tamit T Smalls over the years man bàyyi ma gàttal ko sax because. bro. doguñ la de bro with due respect fii du bro nit ku mag nga invite sa plateforme su ma ko dogutee bro mun nañ fi nekk at 3 hours. non duñ nekk 3 hours man suma catalogue bi is too big duñ ko mën a wax yëpp so it's best man gàttal gumma suma la ko waxee comme noo ko waxee su fekkee ne mun naa prouval Gambia for 10 good years may def songs di feesal place yi emut foofu noonu ma génnee loolu noonu si ñeneen ñi seen dëkk ñoo xam ne ñooñu dégguñ suma laaka bi sax ñuy tëb di dal benn tey su ma ko mënut a def suma dëkk kon loolu soxor la rek bon la rek because prouval naa la 10 years léegi ne mun naa lii def naa ko ngay fay sa ticket di ma ñëw seetaan may play si radio yi si télé lan moo war a tax tey jot nga ne kooku mënul dara te kooku dafa war a gën a mun ba foog soo nekkee di dem school da nga war a gën a jàng so di nga gis ne man dama leen mën a toog sama gis ñoo xam ne xamuñ dara lu muy music man music su tegee man mun naa la wax lii si lettre bii la nekk si code bii la nekk waxuma la digga ko nii rek mun naa la wax lii is on a major chord is on a C major or is on a G major loo xam ne man through suma years of experience moo tax ma mun a jàng loolu ma xam loolu waaw waaye tey dama ko tarbiw waaye tey di nga gis koo xam ne moom xamul dara si loolu lu mu am rek mooy TikTok live am bii nii mu ñëw toog rek mu ne T Smalls munu dara T Smalls lii T Smalls ne la because moom am na ñu ko seetaan industry la nekk wala ci industry la nekk wala fight bi it's not an industry it's just Gambians themselves loolu mun naa ko answer loolu si xoli doomi aadama yi la nekkul si doomi suñu réew mi la suñu réew mi dañu war a understand ne xam nga lan moo tax mënuñoo dem because every time we have something new and you need to meet the old ones there so the foundation is there so da ngaa gis ne loolu moo dee tax comme man tey comme la question boo laajte nga ne time boobu da nga daan gis T Smalls fu nekk ñu ma nekk di follow ñooñu duñu la gëm loolu dañu la wax ne ñoom buñ starté di xool T Smalls benn tey ñu ngi koo xool because ñooñu dañ bugg a T Smalls
and they follow T Smalls. Wow. léegi yow mi xam ne di nga réer si T Smalls man dina am suma plateforme waaye nekkul ne ñëpp a mun a gis suma plateforme bi. su ma génnee son suma fans yu dëgg yi ñooñu duñ disconnect ak man. because ñooñu ñu ngi maa follow ñu ngi maa binda ñu ngi gis ñooñu they will be up to the time. Wow. waaye general Gambian population bi dafa am place yu ñu dee xool pour ñu mun a gis artistes yi yëpp. ndax yow sa diggante yàlla foo dee dem always nga faa gis artistes yu current yi. Wow. da danga fa dee dem nga gis fa T Smalls. Wow, that is a big question. te nekkul ne T Smalls munut. comme lu ma la ko waaye léegi lañ gën a tarbiw léegi lañ gën a mun a yokk doole si industrie bi léegi lañ gën a mun a waxalee ne déedéet du nii de nii la. te nekkul ne comme dañ koo wax dañ ko dunda. man Gambian munul maa wax ne munuloo dara because man Africa yëpp ñoo toog ñu jël suma music si biir Gambia ñu ne kii is the only artist koo xam ne nañ ko nominate all Africa music si only artist ko am solo song. so moo tax ma ne la su gars yi day wax big na because feesal na fa la ñun def nañ loolu bu yàgga dama nga xool suñ catalogue yi suñ tur yi fuñ aaga suñ tur yi fuñ aaga fuñ binda suñ tur yi when it comes to this thing called music ndax danga fa dee gis yeneen artistes yi tamit seen tur non recently nii maa ngi si wall album bi it was on Billboard the first time pour sa baby industry bi sax ni turam génn foofu mu dem Billboard ndax danga ko gis fu nekk boobu la ko mën a laaj sax ndax danga ko gis fu nekk ndax danga ko gis plateforme yu bëri yi nii di ko they won't put it there because dañ dee feel ne leena la lañ war a bàyyi nañ war a xam ne hype the difference between you knowing ne danga war a hype kii for a moment and the difference to hold something loo xam ne dëgg la pour loolu mu stay because hype goes out while dëgg stays. dafa stay forever. moom lañ bil boobu ñu am na yoo xam ne ñu ne wax loolu ay AI la. AI nit ki taw waa loolu la xam nga gis nga right now yàlla sax su boppam su ñëwee tey mu ne man maa yàlla nit ñi nañ ko wéet si jamono boobu lañ toll right now but then I think ne su waree nekk AI du mun a nekk si Billboard ñoom seen bopp seen plateforme ndax Billboard tamit dañ AI. so Gambian ba mel noonu Gambian bi su demee vem la bañ la te daf dee funny man I know ne a lot of people like me it was based on some recent things you happen and then some people start to hate me because I am vocal I am not a person who inena ma moy ko mo dela mo beto yeah no inena mo moy ni ko dela rek e ka mona laaje mo kurun yeah ni ko jisuma mo fala yeah say dafa bari wani yak ni hol ko ci holambe dara ne ko fa because ko pain rek daf ko dey wax Yeah. Wow. That's a big difference between us. But like I said, like we grew up over time. We're able to travel. We're able to see a lot of things more than the average youth in Gambia, more than the average Gambian citizen. So that made us to be a little bit different. Of course, Numaneka Digise things will be different from the one who is sitting at home. The cookies. How am I not understand? Liggéey naa producer yu bari ñoo xam ne benn tey ñu ngi liggéey ak artiste yu mag yi so waaye na like T Smalls bus naa toog ak Sass on the beat ko xam ne mooy Wizkid ko xam ne moo na big afrobeat man toog naa ak Sass in the studio for 3 weeks si hotel ñuy liggéey bro 3 weeks yooyu noonu num bon dinaa jànga waaye ndax suma dëkka alaw nañ ma 3 weeks bu ma am Nigeria boobu ma ñëw ma yaatale ko ak suma nit yi. It's a good question, yeah. So they keep pushing you out, and most of them that they make assistant interest, and some of them is just because they have the state of mind. Artists should maybe aga Europe, like Momwaro and Darawati in Europe, in Gambia, which is the biggest mistake. Wizkid must not talk for some of them UK, they gone for a long time. The video, all of these people, but then Sugai Mage for Fugai Didel Syndicate. Wow, for yeah, I mean they killed all the great artists like that because they know them uti come. Of course, Gambia up there I'm for the tolo. Do they wanna def a lot of things. So it's normal for you to go out and look for more things. You know, of course, I'm the like along the way they came to Europe, Favor Woodland, you know. Favor Woodland because number one, balanga am proper production so fogna am halis. Fogna am time. So I'm take Kate, amulo yenen do halat way. You know, so at least in time, you can say that T Smalls is fully big in Gambia already. Everything law ham the artist what not called def. Mudoga them Europe. Yeah.
Yeah, I understand. So, boom neke Europe tamen. Yenango gis mga may full band. Tuba bila di ligaya. Fuma talk, fuma birkin, fuma nek, fuma own studio. You know, that means I am never leaving the music out. Wow. I stand for this. That means my lumo fi defrek come be the father but they push me away. Push me away. Some are just you having a personal problem with somebody else, and then they pour it all on you, forgetting everything that you did over the years. Now I wanna like I'm not artist, you get survive. Take like the smalls. Wow. You understand? No. But like we said, we don't need to go back. We are good. Give thanks, bro. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ala holiday fe musu ñoo sona. Yeah, duma wasa musu ñoo sona nañ waye dina am time yo xamne dina baax waati, you know. So we are not jealous of that. Just jealous of ñu jox na tu bo xamne then we love our country, bro. We are not gonna yeneen in suma personal people dañ ma lewana. Ma yoko ci tuuti rek because of big city suma kanam la ñu ne won xale. Yeah. Because of after King Mafia kiram after King Mafia ma am. Wal bilay. Dama la ma fofu. Ba ko ci salon bi jobi fofu la don tok yow nga ñew ENC ñew ST ñew so ñu campé fofu tam. Those are the days. Yeah, na. Ñoo tay flower. So xam nga lu bari la fekke xam nga ne xam na nu fa démé so xam nga. Ma digal ko rek. Yes, I agree with you. My brother, yo answer nga question be like dan moo tax man maa ngi noppi rek di la déglu nga man suñu dee war ma lay déglu comme like maa ngi feel. Yeah, I understand. Not even the pain, but I'm feeling like lo nekk di wax. Yeah, I understand because dama ko gis yëpp laa nekk di gis. Sam awala lu si gën a graw. Danga man I am one of the people who always is ready to talk about it and defend myself. You know why? Because hamna man so much stakes in the industry. I know how much I put in this industry. Money wise, energy wise. I know how much I put in. So that's the difference between me again and he. I mean, example of Nyum Singate, Nyum Mandi Mori, Nyum Alexis. All of these people played key major roles in the industry, bro. Wow. You know, one way or the other. You know, but then some of them are very successful in Europe. They don't want to come back because they feel the industry with a flint ditch. Wow. And limon you never dishonour. Well, imagine if all of these people are bringing back. Nigeria, all big lordy. Don't just these more hits and all these people. They went out and they bring stuff back to the country. Well, for the first stop to it. Come, Bobo, the father got some that question. Like your generation artists, yeah, they two man to my own views. Like do they career buguda. It is because they come like valuing music be or nakala fademe because new body sunyom sungay travel come yo no ko wehne then yes. Come you mala mention alni. Wow. Nyam Alex, they didn't have a long career. Nyam Alex, so 1 year, 5 years born, the mutu 5 years, but he made a bigger name in this 5 years. Come knock away, why good it? Because noon artists be they no, that time I don't value. No. It's not even about the value. It's not even about value. We take entertainment passional. Then they jail soon. Sa artist be personal problem am. Wow. Na gis fan ak wa deka bi ñu holo ko. Nduro ni sa artist bi ci bopam sa ñom ñoko mom. Okay. I give a typical example. Alex made a mistake, or it's not even a mistake. It was a good thing to do. The Fadef typical Afrobeat manding album. All these years, 2 or 3 albums. Mufilne, okay, I have my audience now. I have this squad here. I have these people. I will never lose these people. What do I need to do? To branch off. Branch off to Senegal. Start the Defndaga with some of them. What is that telling you? Try to introduce Bopam, Dugal Bopam, Bir Senegal. All Gambia needed to do is understand Kilum Neka the Def. Because journal and Lolan Buga. Why don't go deaf? Ning sa kan dagale kay bla bla gay ka def ko ab ka def lu le bala nga am le mu am problem ak dance am bi rek gay gëna use lolu ci kam and push him away. Wa so gisé tamit if neku Alex wa so ñoo masla bi ñeneen ni xam ne fay man time industry ko gisé has opportunity pour artist tukki man la ko gisé won time because of man no force wa mi dem na no force wa bakaw. The reality is bro, Ndoy ran dañu am façon bi because xam nga suma question bi moy understand na fay waxe moy comme like man yo sa taxulo may wa yo because yo no, I know I'm not taking it like that. Get out because
comme dañoo generalize ça. So maybe comme yéen seen jamono. comme tukki dafa naxari woon. That's true. Okay. In a That's way, really true. comme la yéen value leen music bi to extent boo xam ne ku tukki rek daf dee taka tubaab rek toog du delluwaat. Wow. Man mun naa la prove. Mun naa la prove. ñun suñu génération ñun waa 1992 93 94. ñooñu noonu suñ ñëwee dañ dee ñëw am fi benn soo bu dof dóor fii dóor fii la dóor ñibbi kër toog. I won't say no melon because time boobu noonu ñu daan tukki wooy fugitives. Guy daw. But what time did I needed because man, I was there in this generation. I wasn't really making music, but man for one Africa den dem ñu kena daw. ñoom guy daw Fugitive guy dem ñaar daw. guy daw guy daw Na gis nga dem mu dem guy daw. bro they let us take it. Bro, we love you so much, bro. and I love you guys so much. Now, thanks. Bro, also you are on fee cut len live. You know your cut live because No. No. Dama la nekk di wax ñooñu noonu yëpp a daw de dëgg la. ñooñu noonu they all run away. Exactly. Come, I'm not gonna go into details, but ñooñu noonu yëpp they all run away. Guy delluwuñ loolu is facts. Right? Bu bon African bi bo météo la bu bon African bi because ñu Bro, métti na ma bu baax. ba Africa ñoo nekkoon the roots of Gambian music. Gambian music, it was actually a moment boo xam ne man dama feel ne like okay léegi at least am nañ ñoo xam ne like mun nañoo xoolee gars comme Bob Marley, you know maa ngi nekk xalal, but that's the way I agree with you. Wax nga dëgg. That kind of affected the industry a lot. Waaye loolu noonu fade na one away. Because man, suma generation, man, I was the only artist who was traveling and coming back home. Wow. Actually, some man, because if they not trop so why Gambia, if you don't say it, nobody's gonna say it for you. Man, artist more than took him modelo Gambia. Bye bye. Nah, balabay babu man lawandi. When I was man regular man mangi took 10 years ago, bro. Play Nigeria, play Ivory Coast, play Angleterre, play Sweden, play Funega. I always go back home. More than my Gambian industry because it's more or less man can last start this stay Gambia. Magana big Gambia. My stadium show def luneka law ham na warna ko def. Must stay. I didn't even stay for a reason, but I have a son here, so I'm not reason to stay. Why? Wow. At least John our confidence bobu no say artist in hey bro mun nga na delu ngeen ñewati. Mun nga na dem ngeen ñewati. Bro dama dem Europe ma ñew ma stranati in the first week. Yeah, I mean, industry, yeah, but because man, time suma took one then mumel come born Africans, and then other you come and suma now they won't even have the confidence to do it. But I'm showing you that hey, suma mune dem rek mun la ñewati rek yow tam mun nga ko def nga ñewati. So continue lo nek di won nonu am na ñu ñew ñu top tanka bobu nonu comme luma la wax everything dafa am door ñu nonu mënuñu wona come back. They stayed away. So all the people who were looking up to them, they think that okay, man, tamit suma may chance to direct, but I'm a loss. So that kind of affected the industry. But I'm telling you, that industry kind of died off. Wow. So let's not even start from there. Because industry bola nekani luwara tasangen wa si industry bini. That is where we started off. From the chartbusters to the open mic to us. So lol mo dama la tay ko am koku nonu rek mo la mëna waxal. Full book la ba. Waaw gis nga man fi nak luma la wax rek xamal ne lolu is the duma sugar ko dara because I was there. Waaw mo dañu laaj la before present ak past mo def yo ya fa fekke yeb. Mu ne yo ya fekke won yeb la wax. I can say a lot. Voilà, yeah, you know, time when you now oil Lil Wayne, time was about the yellow new busy. Yeah. So, like I said, bro, why would you get a thumb? Yes. Now we are not in contract, honestly. Honestly, not in contact. Either. But like the Malawi industry bobu no dena. This new industry, you join and hala you fit bubari, one guy and then munga to king a delawad. You know, man, buma don dem sa ñep ñu ne hey ghetto boy bi ki dum sa ñewati ci groupe bi sama lañu wax ne tismo side I lost dum sa ñewati. But I came back. We went with Vivian
Jalimadi, you know, Salam G, you know, but we came back. You know, New Delhi join in fitness because it was a major thing. Putting you get 5 Gambian artists, you get to Kendor. You know, how many born Africans? They know us, so they were all expecting us to see not Daniel Dodge, not Daniel Daniel Del. But we came back, and then Lolo no journal industry be a lot of confidence. Nga gis kii mu dem Europe mu play foofu noonu mu delluwaat xale bu la nekk di seetaan ca man tam lii laay def. You know, yow sa ñëw back to Gambia nekkul da nga ñëw ma pour noore parce que nga ñëwoon nag gisoon naa nga build for studio tamit xam nga comme like studio tamit ci bona yaa ngi contribute ci Gam music bi. Yes, and nekkul contribute rek sa de waaye def na lu bëri pour artistes yu bëri, you know, a lot of artists def nañ seen record ci foofu noonu, a lot of artists ñëw foofu noonu pour jàng rek, you know, and that's what it is. But I mean loolu mooy man suma natu suma nekkoon imam si jàkkaay laay dem di bro. So that's the only thing I can do to give back. Si suma deret la nekka loolu laa la nekka di wax nii loolu lañ def ñu bëri ñoo xam ne ñooñu am nañ power bi pour build better studios than T Smalls, take care of better artists than T Smalls, waaye dañ mer because industry bi daf leen ditch ku mel ni Mystic MC. Mystic, yeah. You know what I mean? And he got a lot, bro, that moom kenn rek mun naa run suñ industry bi. I can count more. But they feel like our people, then they definitely fall in. No, yow xam nga lu ma nee si waxtaan bi mooy yow waxtaan bi su ma la laajee question danga ma dee yóbbu to the next question boo xam ne dama ko binda. danga ko binda ba pare. Waaw the next question. Si fo waxtaan bi musul am. dafa xam musique ku xam musique dafa neexal waxal. Badou nekkul bii ma yi. Oui ma. Kontaan naa trop, you know, Badou am lii, you know, ten honestly. Man ko ñaari ko ratio ay ko ralonne. Lii mooy suma best song. Bansi. I swear to God, everything goes down my right. Almost coming to 13 years old. Wow. Waaye di nga gis ko toog te mun na la na T Small mënu dara te yow yaa ngi defar lii ba time boobu kooku xamul sa music du daa déglu music sax. So over the years yow nga def loolu noonu benn tey nit ñaa ngi ko déglu 10 years hey su ma waxee mënuma dara su ma la mbéjee. Dude and he speaks good Angolan. Mbuga red up and take a lunch. She smells good and she's always looking perfect. Say I can look like a queen and the heart of an empress. I need you in my life. Thank you. And I want you by my side. Baru ñu ne ma nuyu la dégg nga suma brother bu baax seen na ma pour ma nuyu la dégg nga Daka Man like the kiski. man like the kiski. Man bii laa moom man bii Big City dañ ko rock ba nga xam ne bii moom ma dégg ma ngi kii mélodie bi beat bi video bi artiste bu nekk da nga dee am benn song boo xam ne bu moom you know ma ne xam nga artiste life bi moom artiste bu nekk da foog nga am benn song boo xam ne boobu moom walla bro soo génnee Diamond sa nit ñi boobu rek comme Bob Marley ak One Love artiste bu nekk am na ko artiste bu nekk am na benn song boo xam ne boobu moom nit ñi dañ la dee wane sa doo ko mun a defaat even though su dee yow lii da ko dunda. Actually, now I can say that. No, dunduma ko. Honestly, bro. Sama comment. Bro, dafa mel ni ko dunda de. Mane. Déedéet ba. Daka mo ko dunda de. Yaa ñu na sikina mbaare du taka doom. Déedéet suma boy bi moom amul wërsëg de. Amul wërsëg. Su paree na ma set voice bi di ko dia. Su wara nga ñëw. Badu mo fan. Mu ne amul wërsëg. Na ma set voice bi moom ndeysaan moom jabar bi rek mashallah. Waaye ndeysaan loolu laa ko ma ne ko ne kontaan naa si loolu nag because 5 years ago du wax loolu. Léegi moom la jabar bi rek ma ne ko alhamdulillah. Diggante yàlla Loba boy la. Loba boy la. Mu ne ñu
Let me be you, man. Gewel moom mën naa wax ne rëcc nañu ah. am loo sa wala ko naa She got me baby boot and musu nyoko lo. tuuti moo ñu dimbale balaa la ñu de Ndil ko ko. maa ngi tuxaale balaa ngeen a ko de Like na man ko yo guru. Why you do yo? When the fuck you know? Ngayon ba doon ako sumalagi sa Gambia Mad, bro. Bado yun, dumala ba ate si gannaaw su ma ñëwee Gambia ma gis la si stage bi rek la laa yow No, man, lala nga daka. Man, guy, gënuñ ba ni bad de. loolu laa gis Bad. so fi nekkoon nga record no talent No, moom am nga ko no, suma way nga. kan ma la suma waaji xam nga la moo si foni billahi wallahi tallahi man kenn introduce ma waaji bii nii comme num easy going loolu moo tax yàlla def ñu gis daf ma gis Gambia rek mu ne ma ne Smalls mu doon dawal o ma doon dawal I don't know Dañu dawalante waaw. waaw ñu doon dawalante and then we met randomly like that you know comme man si ma jafe na pour nit mu mel noonu moom tam mun naa am ego man my body no stress you know I have to wait for somebody you know but he came to me and it was so nice then can introduce you ba yàlla def tey ñu ngay am lii you know so I got love for you bro I swear down I love for you too, my brother. yeah for real Fekk ma song bi dafa fekk ma Gambien yëpp ñu ko laajte. Let me be your man.